ñu àndal tàmbalee samp seen i pik ci ñaar fukki hectares yi leen njiité réew Macky Sall joxoon te ay jege ñaalem bëgg koy foqati jox ay jaaykat suuf kenn ku ci nekk nag daggal nañ la ab terrain ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne moom lañ ci indi ñeneen ñiy réclamer seen i terrain ñoom ñoo di borom kër yi teer bi jaar ci seen kër juróom benn weer lañ leen appaloon waaye tey ji toog nañu lu ci toll ak ñaari at yàlla yoo xam ne ni boobu ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw nguur gi waaye dara dàquñ sax wàccaat ci mbedd mi wane seen bopp ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kat li nga xam moom la ci Babacar Gueye yëkkati adduna gépp di màggal tey ji bëccëg bu ñu jagleel wàllu ko wér-gu-yaram suñu réew di suñu gaal fas yéene wuccee des gannaaw benn yoon gannaaw bu ñu gisee ne secteur paj mi feebaru màgget la amee fépp foo daal ngay metti ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg taxaw seetlu gi ci soxna Aïssa Diakhaté def bon mbokk li daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. ci xibaar yi collectif muy kuréel nga xam moo ëmb borom kër yi ñu jotoon tëj seen i kër fa li nga xam ne ni moom moo di ci Tivaouane Peulh mujj nañu kon jëfee la nga xam waxoon nañ ko seen géomètre la ñu àndal tàmbalee samp seen i piquet ci ñaar fukki hectares yi nga xam ne ni moom la leen jiite réew Macky Sall joxoon te ay jegeñaale bëggoon koy foqat seen yoxo jox ko ay jaaykat suufa kenn ku ci nekk nag daggal nañ la ab terrain ñu ngi nag sàkku su njiite réew Macky Sall mu jël ay responsabilité am ci mbir mi Sadio Sané moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. suñu moomeel bi ñu amoon fii te ñu bëgg ko foqat suñu loxo moo ñu tax a teew fii tey pour jël ko par A ou B léegi nag ku ñu jël comme seede mooy son excellence monsieur Macky Sall moom lañu jël comme seede mu xam ne ñun ay sénégalais lañu juddoo fii yaroo fii màggee fii fas yéene am fii kër dugal suñu njaboot tey nag fas nañoo ñëw fii jëlaat suñu moomeel loolu donc moo suñu taxawaay ànd ak suñu géomètre ñëw nataal suñu 20 hectares samp suñu borne kenn nekk ku nekk jox la sa terrain nga ñëw samp yaa xam ndax baraag ngay def wala loo mën a def nga samp def luñ ci góobee gar ko c'est pour cela ma jël monsieur le président de la république comme témoin moom mu jël ay responsabilités am lu fi mën a xew mooma na leer parce que ñun xaar ñu ku ñu yokk fii ñun ñoo ko moomoon suñu bopp jënd ko mu lew ñu donc parce que mënu ma comprendre Sénégal benn nit ñu jox ko 700 hectares benn doomi aadama jox ko 700 hectares yow benn doomi aadama jënd benneem pour dugal njabootam ñu ne du fi amee ban Sénégal lañu nekk. ñeneen ñuy réclamer seen i terrain ñoom ñoo di borom kër yi teer bi jaar ci seen i kër juróom benn weer lañ leen appaloon waaye tey ji nag toog nañu daanaka lu toll ci ñaari at yàlla yoo xam ñu ngi daw ci ginnaaw nguur gi ngir ñu jox leen seen i terrain mbir yi te dàquñ sax wàccaat ci mbedd moo seen bokk su fekkente ne li ñuy tawat amuñu ci benn saafara Babacar Gueye mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. contrat bi ñun matal nañ ko tey jii li nga xamante ni mooy attentes yi impacté yi di am ci terre bi muy terrain yi nga xamante ni moom la ñu may mu bokk ci pôle di Lac Rose depuis boobu ba léegi délai yi ñu joxoon bi ñu toogee suñu première réunion à la primature muy réunion interministérielle premier ministre dafa instruire Seydou Sall mi nga xamante ni moo ji woon pôle bi di délégué bi nekk si nu mu gën a gaawee impacté yi nañu jot seen parcelle parce que xaalis bi ñu yor moom lañ ko war a mën a tabaxee bu ko defee mu compenser leen Seydou Sall daf waxoon un délai de 6 mois on est passé de 6 à 35 mois d'attente donc lii mooy li nga xamante ni dañ ñëwoon tey dañ koy def comme déclaration pour terrain yi nga xamante ni kenn mësul dégg Tëngéej yuuxu ko te chaque jour ñu ngi ma koy sollicité. wàllu xaalis bi nag département de Rufisque c'est l'enfant pauvre de ce projet. ñu wéy ba tey ci xibaar yi ñetti fan yàlla moom liggéeykat yi nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu mbéy mi CREC lànk ne kon duñ ko liggéey ngir ñaawlu injustice bi nga xam ne nii moom la ñu nekk di dund jamono ji gannaaw ba ñu ñaawlu taxawaayu préfet mi leen bëggoon a tere seen manifester bi ñu jàppoon amal ca buntu ministère de l'agriculture Samba Gueye ak ñi ñoom nee nañu tey ji daal dañ ngir a taxaw ngir wéyal seen xeex bi lee Samba Gueye ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. tey nag dañ ci daje fii ci ministère bi nga xam ne fii ci Diamniadio moom lañ tuddee sphère Ousmane Tanor Dieng pour def benn sitting boo xam ne bii nii préfet sax waxoon na ne du fi am waaye dañ ko yëgal ne ko sitting constitution moo ko maye te danañ ko def par force te dootuñ nangooti nag benn préfet du ñu dicté lii la ñuy def wala laa la ñuy def ñu xamal ko ne ko lépp loo xam ne lii nii lu jublu ci jiwu la ndaw yi téye nañ ko kenn du fi mën a am jiwu boo xam ne jiwu bu certifié la bu baax bu ñuy séddale ci campagne yi waaw xam nga dañ ko tuddee ministère de l'agriculture et de l'équipement rural foo gisee fii tey ñi nga ko tudd ministère agent épuisé et révolté mooy ñi nga xam ne sonn nañ te fippu nañ parce que liñ fiy doxal du dëgg du yoon ci programme lañ nekk boo xam ne bi plan d'action boo xam ne bi duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ëllëg semaine bii tey
buñ jógee ko ci lii ñetti fan yàlla lañ xàppati kon semaine boo jot juróom-ñaari fan yoo xam ne ministère agriculture kenn du fa liggéey loolu lu daaw yaram la loo xam ne li kenn xamul lu mën a jël ëllëg ci mbay mi. dogal bi nga xam ne njiité réew Macky Sall jël na ko daal di yokkaat mandat mairie yi de doon na la nga xam lu métti la militant ak responsable parti Pastef yi nekkee foofay ca gën gi neewu ab ndaje mu yaatu moom la ñu amal di ñaawlu anam bi nga xam ne ni moom la ñu yoree seen mairie bi lee ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Alassane Ba. lii lépp ñu dund mënoon naa jeex ndax seen mandat jeexoon na depuis 2017 mais depuis booba léegi élection yi 2019 élection yi ñu ngi koy àndal di ko àndal buñ ko voté woon sax heure bii fay nañ leen bu yàgg mais nag comme que ba léegi ñu ngi repousser nañ yónni yàgg ba bàyyiwul dara incha allah rabbi buñ àggee ca jour ba dinañ xam ne que population passage bi doy nañ si ñoom li ñu bëgg nag mooy injustice bi jeex fi ñu dund égalité ñi ànd ak autorités yi fi nekk ak ñi àndul ak ñoom ñu yem ñu loolu la ñuy laaj nekkul nag lu ñuy ñaande dañ koo moom droit la boo xam ne dañ ñu ko war a jox. ñu xam ne nag dëkk bi tey jii xol yëpp jeex na tàkk jàmbat yi nga xam ne ñun moom la ñu nekk instant bi di dund ñu wax ñu ci lu leer ci lu gën a gaaw sinon on va passer à une vitesse supérieure bi mooy lan suñu ko yomb dans les plus brefs délais mooy dañuy wàcc ci tali bi fii ñaxtu ko joytu ko luñ ci góobee gar ko incha allah. ñii ñuy woy ay Karim Meïssa di ay militants yoo xam ne ñoom ñoo boote kon ci ginnaaw Karim Meïssa Wade te nekkee fële ci diwaanu Pikine ñoom la ñuy sàkku daal mooy que procès Karim Meïssa Wade dañu xoolaat ko ndax la nga xam moom lañ ko def dañ koy jaay doole xañ ko daal mu bokk ci élection yi am ci biir réew mi te loolu nag duñ ko nangu ndaje sax mi ñu doon seq démb taskatu xibaar yi occasion la woon ñu daal di ñaaw rek lenn ci opposants yi nga xam ñu ngi nekk ci biir réew mi te nguur gi fi nekk di leen bundu xatal saa su ne Serigne Abo Mbacké moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. Plateforme pour le retour de notre frère Karim Meïssa Wade après bi ñu ko tëjee Macky Sall daf ko jël exilé ko génnee ko fi nga xam ne moom moo nekk Sénégal et depuis lors Macky Sall ne Karim Meïssa Wade du tegaat tànkam ci biir réew mi ñun ñi nga xam ne nag ay ndaw lañ jóg taxaw ne loolu il faut que mu jeex que le frère Karim Meïssa Wade tey yoon la tey mu dellu siwaat ci biir réew mi li ñuy exiger ki nga xam ne mooy le président Macky Sall ñu réviser procès wu ki nga xam ne mooy Karim Meïssa Wade ñu gis ni tey am na ay sénégalais yoo xam ne tey fii tey bis bii ni ñoom moomuñu seen bopp ndax Macky Sall moo leen ko xañ bokk na ci le frère Karim Wade mu exilé ko Khalifa Sall mu jël ko condamné ko mu perdre ses droits civiques Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire Barthélémy Dias liberté provisoire ak ñeneen loolu lañ bëgg ñun mu jeex nous savons tous que ni justice Macky Sall moo ci teg loxoom te ñun loolu dootuñu ko nangooti tey nous voulons pas d'une amnistie mais nous voulons la révision de son procès bu ko jëlee menace na ko jëlee menace bu ko jëlee xupp na ko jëlee xupp ñun li ñuy wax lenn la mooy le frère Karim Meïssa Wade dina dellu siwaat ci biir réew mi et que le frère Karim Meïssa Wade dinañu xeex lu mu jaral Macky Sall dinañu ko jaral ba ñu réviser son procès delloo ko ay droit wam ngir mu mën a bokk ci li nga xam ne moom moo nekk les élections présidentielles de 2024. duna gépp di màggal tey jii bëccëg bi nga xam ne jégleel wàllu ko wér-gu-yaram suñu réew nag du Sunugal fas yéene wu cee des gannaaw benn yoon gannaaw ba ñu gisee ni secteur paj bi dafa bëri loolu ay jafe-jafe ay sa jaxate amal nañ ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. at bu jot yemook juróom-ñaari fan ci weeru avril daañu màggal bëccëg gi nu jagleel wér-gu-yaram loolee nag dana jaar ci ay xumbeel ay événement ay sàkkuteef wala ab fàttali bés la woo nga xamante ne nii képp ku yëngutu ci wàllu wér-gu-yaram daañu la sargal wante ren jii bu ñu ko xaymaa ba atub daaw lépp li ko gën a fës bokk na ci wopp gekk coronavirus di mbas mi nga xamante ne nii faat na lu ëpp ci 3 millions ci ay doomi aadama waaye itamit tëral lu toll ci 152 ci millions ci ay doomi aadama thème bi ñu jàpp nag ci ati 2021 bi bokk na ci journée mondiale de la santé nees def ba mën a tollool la ñëpp ci wàllu wér-gu-yaram ndax jàpp nañ ne wopp gi wane na lu bëree bëri ci gafag ak doomu aadama yi nga xam ne tollowul ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal nag jafe-jafe yi day romb loolu xeexum coronavirus ndax secteuru wér-gu-yaram foo laal day tagga témbe buñ ci jaaree ci ñàkk bërëbu fajekaay yu doy personnel médical bu matut wala situation bu jéggi dayo bi nga xam ne médecin yi ci réew mi moom la ñuy jànkuwanteel ak itamit yenn ci xaatim déggoo yi nga xam ne état bu Sénégal déggalu ko ñi nga xam ne ñoo di syndicaliste yi ba tax saa su ne ñuy amal yëngu-yëngu wala di ñaxtu jaarale ko ci ay grève at gile nag mën nañ nemmeeku ne wopp gi
am nañ ci ay coppite ndax gis nañ ay vaccin yoo xam ne dugg na ci gox-goxaan yi rawatina campagne de vaccination bi nga xam ne fii ci réewum Sénégal mu ngi wëy ak lu ci mën a am coow des na ci yenn dose yi nga xamante nii am na xel yu mu dalalul waaye lu ñu mën a jàpp ba jàpp ko mooy ne wopp geeg coronavirus mu ngi suul feebar yu bëri yi nga xam ne yàgg na fee faat doomi aadama bu ñu ko dee xayma bokk na ci diabète hypertension artérielle maladie cardiovasculaire yi ak doomi jàngoro yi jàpp roño bañ a fàtte itamit sibiru tuberculose ak yeneen i doomu jàngoro yi sew sewaan yi faagaagal doomi aadama yi saay su nekk. secteur paj mi bu doon ne am bi daa foo la bon daañu wax ne feebaru màgget la amee jamono ji cër boolaa rek ma ngay metti docteur Cheikh Seck mi ndeyte bu syndicat gi nga xam ne ni moo ëmb leneen ci liggéeykatu santé yi profité ci bés bi kon di fësal ñàkkum personnel bi nga xam ne ni ñu ngi koy nemmeeku daanaka ci barabu fajukaay yi lee docteur Cheikh Seck ñu teewlu ko ci téléphone soxna Safetou Cissé. xam nga système de santé boo ko waxee mooy li nga xam ni tey ji politique la bu ñuy définir ça veut dire que fii ak juróomi at di nga wax ni man dinaa fexe ba nga xam ni feebar yi nga xam ni am nañ fi daan nekk di tolof population bi boo ko dindiwul aussi mu mën a wàññee comme li demee ni ay palu lu mel ni ay onchocercose ay bilharziose yooyu nga xam ni daana nekk ay maladies endémiques yu nekk ci réew mi wala ay sida wala yeneen di feebar mais dina toll foo xam ni dafa am loo xam ni peut-être mënoo ko sóor lu mel ni coronavirus bi mais corona loo ñàkk a sóor war na fekk bu ñëwee fekk ce système de santé mën a préparer wu à tous malheureusement corona bi mu ñëwee dafa am lu mu wane ça veut dire que ñun préparé wuñu woon ça veut dire que lu ci bëri ay politique improvisée la malheureusement nag dañu yaakaar ni politique de santé dugal alal ju bëri la mais man dama ne du dugal alal ju bëri alal ju lu mu bëri boo ko dugalee te fa mu war a jaaru ko aussi dafay poser problème yooyu yëpp tey jii xëy na état bi def na yeneen effort construire na ay hôpitaux yu bees toll ci 4 hôpitaux ñu koy rafetlu mais dama ne boo construire hôpital ba pare war nga ut nit ñi fay nekk ay médecins ay infirmiers ay yeneen i cadre système de santé yoo xam ne war nañ ko mën a nekk wala ay sages-femmes wala travailleurs sociaux mais lu ñu gis moo di construire nañ 4 hôpital yooyu dama dee jox rek benn exemple bu ndaw tey jii président de la république même ci discours am bi passé wax na ni dinañ construire 6 unités de dialyse mooy ñi nga xam ne dañu am problème mu néphro mooy ñi nga xam ni insuffisance rénale la ñu am mais boo construire 6 tey jii depuis ay at a ngi nii ubbi wuñu concours pour former les techniciens supérieurs en néphrologie kenn formé wu leen ça veut dire que yow yaa ngi construire ay bâtiments te boo construire bâtiment yooyu doo am sur le marché y a pas de technicien en néphro disponible à l'heure actuelle. ñu wéy ba tey ci xibaar ci gàttal sagara ngay xeeñ ci secteur paj mi waa coalition ànd gësëm ña ngay nas loo xam ne ni bés bu sotti rek feebar faju dina doon loo xam ne luy jafe la ci biir réew bind nañ nag ab bataaxlu artu jébal ko jëwriñ ji leen njaboote di saako ci nguur gi rawatina ci njiitu réew Macky Sall mu xaatim décret bi reclassé technicien supérieur yi teg ci seeni ndàmpaay yi mu soxal covid bi ñu fay leen ko defuñu ko nag fii ak benn weer daañu ànd gësëmal secteur privé bi secteur kon santé bi loolu kon ñu ngi ko xamle ci am ndaje mu doon seex démb ak taskatu xibaar yi fexe ba tàggat gi ñuy tàggat xale yi ci école de formation yi dëppoog ak li entreprise nekkee foofee ci diwaanu Mbour soxla loolu mooy li yitteel ko sekk ab forum la wootee dajale mboolem homme d'affaires yi nekkee ci diwaan ba ngir xool daal pexe ak yoon yi war a mën a jaar ba xale yi daal ku ci nekk am ci loo mën a jàpp dañuy dem ci diwaanu Mbour fekk fa Thierno Daf ngir wutal xale yi xëy tàggat leen ak jox leen koppar ngir ñu doxal seeni projet jaf pare na. tey jii Sénégal fi mu toll téeméeri nit ñëw jël juróom benn fukki yeeg ñett maanaam 63% ay ndaw lañu yoo am diggante 0 ba 25 ans ndaw ñooñu lan la ñu soxla ñetti yëpp benn bi mooy pare naa pour wut liggéey ñaareel bi mooy pareeguma waaye soxla naa formation bi pour pare ñetteel bi mooy am naa projet soxla financement ak encadrement pour liggéeyal sama bopp même créer suba ay emploi si ana lan mooy mbébatu forum bi ñu yëkkati ci wàllu woowu faram-fàcce gi ak ki jiitee ko fekk pour régler problème xëyu ndaw ji li ci jiitu mooy fexe ba ndaw ña juddoo ci benn gox xam possibilité yi am ci gox boobu structure état bi yëpp ñu ngi fi yëpp laay wax port autonome centre de formation yi aéroport entreprise yi fi nekk ci gox bi fii ay ADI bi yor informatique bu état bi structure yëpp a ngi fi lu mat 20 structure ak lu ko ëpp ñu ngi fi. loolu moo tax nag ci gis-gisu Mamadou Ndione ñu war a méngale njàng mi ak jumtukaay yi nekk ci diiwaan gi. ñun nag jas dinañu teg ci taabalu njiitu réew mi teg ko ci taabalu autorité bi teg ko ci taabalu entreprise yi nekk ci localité bi teg ko suñu loxo aussi ñun ñu war ci taxaw ay information yu scientifique yoo xam ne village bu nekk dinañ xam lan la ndaw ji soxla en terme de formation en terme d'insertion mais surtout en terme de financement de projet kon daal jàppaleen ne jas moom
dinañu pare ndax pare nañ ba noppi. donte ni Mamadou Ndione moo ko organisé nemmeeku nañu ci forum bi jumtukaay yu nekk fii ci diiwaanu Mbour yépp rawatina boromi koppar wala patron yi fiy liggéeyee yépp. Mbour Thierno Daf Walfadjri. ñu dellu wax ci discours à la nation bi nga xam ne jiite Macky Sall yëkkati na ko fii ay kàddu daal yi mu yëkkati wax ne ne dina rëkkati lu ci toll ak juróomi junni jàngalekat kuréelu syndicat yi ëmb jàngalekat yi nekk ci réew mi nag yéen nañu yàbbisi nee nañu dañuy ragal rek mu mel ne juróomi téeméer emploi yi mu fi diggoon ba muy soog a toog te ba fii fourage daal di xëddéem ñoom jàngalekat yi ñoom syndicalistes yi kon ñu ngay artu nguur gi ngir ñu xam ne ne recrutement yooyu le bu dee am na duñu nangu benn yoon muy doon ay recrutement politique aji ku ne ji jot na cee dajak ñenn ci ñoom ñu teewlu ko ci reportage. xibaar ci bu mu doon àddu ñetti fan ci weeru avril njiitu réew mi Macky Sall ni dina recruter juróomi junni jàngalekat la ko dalee ca préscolaire yi daara yu suufe yi ci digg doom mi ba ci yu secondaire yi bokk na si it daara moderne yi ak njàngum arab bi muy dogal bu El Hadj Malick Youm secrétaire général bu SAEMS rafetlu. ñuy wax ne mesure boobu rafetlu nañ ko mais ñu fàttali ne nañu def lépp ñoom nguur gi ba bu mu nekk maanaam. loo xam ne lii dañ koy wax ba pare France daal ni xëdeen parce que nañu fàttali ne ñoom waxoon nañ fi tey recrutement wu 500 000 emplois si seen premier mandat ba léegi gisuñu 500 000 emplois yooyu donc ces effets d'annonce là dañuy wax ne il faut que nit ñi éviter ko ñu ne loolu bu dee day am na jàmp mu doon lu gaaw parce que système bi tey moo ko soxla te li ñuy waxee moyen secondaire soxla na trop tey ay jàngalekat parce que li fa manqué ci li mu jàngalekat ëpp na 7 junniy jàngalekat ci li nga xam ne mooy xayma yi mujjee def. noonu la ko Ndongo Sarr rafetloo waaye secrétaire général adjoint bu CUSEMS bi di xamle ni. xam nga ñoom dañu annoncé. man damay yàgg wax ay autorité ni leen ñun en tout cas CUSEMS dañu perdre suñu naïveté. ñun duñ jàpp benn autorité. ci lu muy wax. ci jëf la ñuy juger donc autorité. en tout état de cause. li ñu wax nii su dee dañ koy def. waaye dañuy artu. waruñu parce que ñoo ngi jëm ci ay. échéance électorale ñuy fooye école bi su dee jàngalekat yi dañ leen war a recruter recrutement bi nañ ko teg ci yoon nañ def ay appel à candidature ñi nga xam ni yépp am nañu ay diplômes yu leen permettre ñu compétir pour postes yi moo xam élémentaire la wala moyen secondaire ñu compétir dans des conditions de transparence li fi amoon ci at yële passé loolu la ñuy bañ mu dellu si. wul Malick Youm di woo njiitu réew mi ngir mu fullaal te indi ay saafara ci jafe-jafe yi jàngalekat yi. li wax mooy li si des yëpp si li nga xam ne moom lañ doon xaar ci nguur gi mais amul lenn loo nga xam ne nii nguur gi yéey na yàbbi jëmale si lool li ci ëpp solo mooy système de rémunération président waxu si li jëm ci wàllu lenteur administrative président waxu si alors que tey dañu bëgg administration bu yees ak yeneen poñ kon ñu wax ne liñ koy xaar leneen lu am solo tamit mooy tey point yooyu nga xam ne muy ay accords yu ñu xaatimoon il faut que nguur gi doxal ko parce que suñu préavis yi jeex na te bu ñu demee ba xam ne tey tamit at mi ñu jëm nii nekk ci nguur gi respecté wul accords yooyu effectivement syndicats yi dinañ jéem a doxal ay plan d'action pour exiger ñu respecter accords yooyu ñu signé woon ak ñoom. ab quota bu ñu jagleel jàngale mi di secteur bu bëri ay jafe-jafe bokk na ci lim bu néew jàngalekat yu bëri di sàkku ñu bañ koo politiquer ndax jàngale mi soxla na ko bu baax ñuy sàkku yile diglet mu bañ a doon ay waxi Mali Foro. jërëjëf soxna Adji Kouna Dieye ñu ngi koy sant di ko gërëm nguuru Sénégal nag dugg na loxoom ci coow li nga xam la ñu nemmee ko fan yi ci kuréel gi nga xam mooy surtout weer wi le gannaaw nag ba mu dajalee ñetti pàcc yi ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome jël dogal kon daal di taxawal ab kuréel goo xam ne nii ñëpp a ciy gis seen bopp ab comité de pilotage transitoire la ñu ko duppee diri kon war a toll ci ñetti weer sunu xibaar yi weesu dégg ngeen ci kàddu yi mu ci rotal moom imam Makhtar Ndiaye ay fan yu néew moo des ci koor gile koor nag bu ñu ko waxee rek fii ci Sénégal xel yi dem ci séntu weer wi ñu ciy fal di nemee ko ak xaajaloo ci jullit ñi le ba tax ñu saako ci gàññi daal ñu tënku ci li diine ji wax bu ñu bëggee noppalu ko ci coow loolu lee Toussaint Senghor Khady Mbaye waa Toussaint Senghor ko wàccoon na ci mbedd mi ñu teewlu ko ci reportage. fii ci Sénégal dañoo seetlu rek saa ñuy waajal li nga xam ne mooy weeru koor gi nag dañ fi nemmeeku ay xaajaloo ci diggante tarixa yi li ni mel nag mun na andi yeneen jafe-jafe ci biir askan wi ni ñu ko Mamour di dégale. toujours day andi ak taqale ko ci jullit yi te warul parce que lu ci nekk rek dama jàpp ne bu fekkee seentu weer la rek pour ñun ñëpp ñu àndandoo def li ñuy def mooy jaamu yàlla te ñun ñëpp ñun la ko yàlla sant kon warta doon ay jafe-jafe daal maanaam benn weer rek la ñuy séntu. waaye nag bu fekkente ne kenn day bëgg a nekk ne man fii laa nekk damay attewoo ci beneen dekk keneen itam ne fii laa nekk man tam damay topp diw laay dégglu yooyu yëpp day andi ay jeexi jaaxa ci askan bi mais fekkoon ñëpp dañoo mànkoo rek ci nañ seentu weer yi bu ñu ko gisee ñu bu ñu ko gisul ñu
continuer kon du andi jafe-jafe. Oumar Ly nekk fii ci Dakar ci atum 1981 ba léegi jàpp na ne xaajaloo warul am suñu diggante. nit ñi ñu bañ a def jagasoo ci affaire bi nañ ko séntu képp ku nekk na bàyyi xel ñu dégg lu mbokk jullit am képp lu mu wax mu yaakaare si weer koor nee ne boo ko gisee nga woor boo ko gisul nga gis julliti yàlla nga xam ne doy na la ci xol boo la waxee gis na nga jàpp si nga woor si. ay atam war a toll ci juróom-ñaar fukk Ngor Sile àndul ak démarche bi nga xam ne moom la Konakook daal di fiy teg. affaire yi weer bi nag moom man wax dëgg fi yàlla lu ma si xam mooy waaw bu fekkee ne dañuy dem ba ñuy xëccoo commission mieux vaut que ñu arrêté ko quoi. parce que jamono bu njëkk ñun bu ñuy doon xale tarixa yi kër yi diine yi ñooñu ñoo daan ñuy séntu ak ñëpp waa dëkk bi yëpp bu génnee bu kenn mu ngay jullit mu génn weer bi génn na ñun ñëpp ñu bokk ndoor waroon depuis si Senghor ba léegi bon ñun nag loolu lañ fekkee ñun jaxasoo amu fi woon dara amu fi woon bu ko waa Tiwaawan gisee ñu ne ñeneen ñi ànd ak moom bu ko waa Ñaseen gisee ñu ànd ak ñoom woon ñeneen ak ñeneen tarix yi ba léeg-léeg sax